info jërëjëf soxna Fatou Kiné Deme ci liggéey bu am solo bi ak waa rédaction bi yëpp ak waa régie bi di leen gërëm bu baax ci taxawaay bi nga xamante ni am ngeen ko ci li nga xamante ni ko Olof Njaay di waxee lu ay di jàmbat muy feebar bi nga xamante ni ganesi na sunu réew di Sénégal ak yenn ci réew ci biir Afrique daal di bàyyi ko fële ca Chine di leen gërëm bu baax yéen ñi nga xam yéenay topp te programme télévision Futur Média rawatina yéen ñi nga xamante ni nag yéenay bàyyi xel jamono bu nekk bloc d'information bi nga xam dinañ koy tàmbali chaque jour ci bu 19h jotee fii ci télévision Futur Média tey ñu wëyal li nga xamante ni moom lañ tàmbali woon démb te Fatou Kiné nekkoon ci tey ak ñi nga xamante ni ñoom la ko seqaloon muy feebar boobu di coronavirus daal di am beneen xibaar bu bees bu ci am muy yeneen cas wala beneen cas boo xamante ni gis nañ ko fii ci jamono ji ci Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni doomu France boobu fi ñëwoon jóge France ñëw fi te dëkk Sénégal ñu gisoon feebar bi ci moom ba yóbbu woon ko fële ca hôpital Fann gisaat nañ yeneen ñaari cas yoo xamante ni aussi ñoo ngi en observation foofu ba nga xamante ni testé nañ ko positif ngir waxtaane ko dañ koy seq ak suma naataango Papis ñoo ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay fay Pape di delloo nuyu bi. di la gërëm bu baax ci jotaay bi ñu nar a seq di ci dalal tamit koo xamante ni sunu doyen la di Assane Touré journaliste spécialiste des questions de santé publique Assane ñoo ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar Pape. jërëjëf xam nga bu li tax ñu dalal ko mooy jamono yi dañuy gis nit ñi dañuy am benn flux d'information buy am maanaam xibaar yi day jóge fu nekk daal di bari lool te li nga xamante ni loolu la askan bi di gën a soxla jamono ji mooy am xibaar bi wér te wóor wala surtout xibaar bi nga xam dina leen permettre ñu mën a gàttandu feebar bi nga xamante agsi na ba pare waaye ñu xam nan la ñuy def ba mucc ci Assane sa jàngat bu njëkk ci li nga xamante ni xew na ak développement yi mu am depuis démb lan la. waaw maa ngi lay gërëm Pape. di rafetlu invitation bi. di wax rek nii dafa nekk situation boo xam ni. Il fallait ñu xaarandi ko tuuti parce que boo xoolee Sénégal ak doomi Sénégal dañu nekk daanaka fépp ci àddina te nit ki fu mu mën a nekk ci àddina day am jamono mu dellu si ci dëkkam mais bu fekkee ni nag fa mu nekk dafa tombeek feebar yu mel noonu am fa dafay daal di nekk beneen situation parce que suy ñëw day yàkkamti ñëw ci réewam mais day fàtte ni jombul ci yaramam am na doomu jàngoro bu ci nekk du am réflexe su nemmiku yaramam balaa muy ñëw mais ñibbisi ci réew mi dafay tax pour moom mu mel ni benn genre refuge bu muy wut si mais malheureusement bu yegsee ci réew mi dafay créer beneen situation bi muy créer mooy ànd na ak doomu jàngoro indi na ko foo xam ni waajaluñ ko moom ci boppam xamu ko fexe na ba mu développé ba yegg ci stade boo xam ni dafay walle moom xamu ko mais doomu jàngoro baa ngi ci moom wàll na ñeneen te ñi mu wàll xamuñu ni wàll na leen. Très bien donc Papis bala ngay jël moo ngir ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy doog a topp communiqué bi nga xamante ni moom moo bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale à la date du 3 mars 2020 correspondant au lendemain de la déclaration du premier cas confirmé de Covid-19, le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe les populations des faits marquants ci-dessous mooy ministère bi dafa fas yéene communiquer ak askan wi ci lépp loo xamante ni xew na ci li nga xamante ni feebar bi am na ci mu ne bu njëkk bi mooy l'état de santé du patient de nationalité française confirmé positif actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann continue de s'améliorer mooy ki nga xamante ni moom lañ fi njëkk a nemmeeku nee nañ yaramam ma ngay am tan ma ngay yëg tan donte ñoo ngi ko téye foofu ci maladie des services des maladies infectieuses. Le second patient suspect de nationalité gambienne venant d'Espagne mis en quarantaine au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann a été libéré ce 2 mars après les résultats de tests qui se sont révélés négatifs beneen doomu Gambie bi nga xamante ni tamit jàppoon nañ ne doomu jàngoro bi dugg na ko bi nga xamante ni saytu nañ ko donte cas bu suspect la woon waaye biñ ko saytoo gis nañu ne la ñu njortoon amul donc feebar bi dalu ko beneen bi nag mooy
ki nga xamante ni doomu France la tamit toll ci juróom-ñetti fukki at dëkk ca gox bu ñuy wax Sarcelles banlieue parisienne moom it agsi fii ci Sénégal le 29 février moom bi ñu ko consulté fële ci Roi Baudouin ci Guédiawaye foofu lañ ko njëkk a defee soins yu njëkk yi ginnaaw bi nag ci lañ ko yóbbu fan daal di yëg ne moom amoon na jàngoro ji. Papis boo déggee date yi nga xamante ni joxe nañ ko. dafay mel ni day dëggal. ñi jàpp ne am na nag mbir mi fu mu sooxee ci vol boobu ñuy wax ne dugg na Sénégal jamono ji te yaakaar naa ne li ñu gën a interpellé bokk na ci ana ñeneen ñi en fait déjà dañuy masawu ñu mu dal di delluwaat di tënku di ñaan yàlla mu teg ci loxo bokk ci ndax dafa doy waar li tax ma ne dafa doy waar mooy ñi ëpp doole ci àdduna bi ci wàllu yëpp muy États-Unis ak Chine foofu laay yem bu fekkee ñoom ñoo tëlee man xaw ma ku ko mën a dékku bu fekkee ne yàlla tegu ci loxoom benn affaire mooy xam nga bu tollee si jamono ñuy wax kan moo gën a méttilé ça veut dire que c'est une situation exceptionnelle ñaare dañ daan wax ñii la daal ñu leen di massaw waaye fu mu ne nii ku nekk mu ngi wax kan moo gën a méttilé ak fan nga toll muy donc benn musiba entre guillemets bu dal si li nga xamante ni moom mooy adduna bi Pape comme am nañ fi gan ma laaj ko benn la bëggoon dellu si waat parce que aujourd'hui à instant bi ñuy wax nii ñu ngi si situation de riposte pour Sénégal parce que jéggi nañu veille bi vigilance bi dès lors que am nañ benn cas donc da ngay nekk ci phase riposte moom lañ nekk mais man dama bëggoon doyen ñu delluwaat tuuti ci ginnaaw avant riposte bi mooy tu es déjà à temps est-ce que bu ñu delluwaatee un peu avec le recul est-ce que amu woon solution moyen Sénégal pour mu gën a résister encore ci kanam peut-être pour que mu bañ a am même benn cas passant par l'aéroport waaw xam nga Papis loolu dafay jafe parce que dama la wax sànq ni la doomu Sénégal ñu ngi fu ne te soo xoolee situation aéroport flux bi fa nekk ak nombre de voyageurs yi yegg si même si on a mis un dispositif lu mu xarañ am na toujours benn faille bu ndaw boo xam ne nit mën na ci jàll te it bu ñu fàtte ni dafa am bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw feebar bi dafa nekk lu xaw a yéeme parce que bi ñu jàngatee mode de transmission dañu gis ni dina dal nit ci benn walla ci fukki fan ak ñeent looloo taxoon bu ñuy def confinement ay nit ñu ne nañ ko def fukki fan ak ñeent mais gis nañ ci biir ay jàngat ni am na ñoo xam ni feebar bi déclaré wu na ci ñoom ci diiru juróomi fan mais gis nañ aussi tamit ci études yi ñu def Chine ci ni ñi ko fa am na ñoo xam ni yóbbaale nañ ko ñaar fukki fan ak lu topp mu door a signalé wu donc dafay nekk loo xam ni lu xaw a yéeme la te feebar la boo xam ni dafay gaaw a jox nit feebar bi ndax lan tey su ma taxawee ak yow ñuy wax distance bi bu yéesee 1 mètre su fekkee ni doomu jàngoro bi mu ngi ci man tuflit yi may génne mën naa la walla te dañu wax ni en termes de santé publique feebar bii ñu nekk nii benn malade boo gis am na potentialité wàll ñetti nit. léegi waaw mais question bi ma ko bëggoon laaj Papis pour renforcer loolu mooy li mu wax ne nu ñu waroon a taxawee c'est-à-dire suñu waxee nu ñu waroon a taxawee yow dañ lay interpeller directement ci li nga xamante ni mooy sa cœur de métier ah mooy yow taskatu xabaar nga c'est-à-dire que ban responsabilité aussi ak valeur information ci yu mel nii fekkee nga ay épidémie wala pandémie yu bari taxawaay bi ndax mat na sëkk wala ndax liñ leen doon xaare aussi matale nañ ko. waaw mënuñu wax ni taxawaay bi matul. fan la matul ah. mënuñu wax ni matul. ok parce que buñ fàtte ni Sénégal. am nañ quand même expérience ci riposte ay maladies. coronavirus du moom lañ njëkk a am ci maladie flambée épidémique. boo xam ni techniciens yi taxaw nañ pour jànkonte ak moom. am na fi yeneen ci yeneen i jamono. amoon na ay stratégie yu ñu dawaloon
am na yu gën a bees yu ñu dawal mais li wér mooy le rôle des médias dinaa ci dellu si tout à l'heure du première expérience bi nga xam ni le personnel de santé moom la jëkk jànkoonteel pour jàngoro yu mel nii beneen mbir mi ci nekk dañuy wax ñun ci suñu spécialité ni bu amee flambée yi épidémie il faut une communication proactive ça veut dire quoi bul toog xaar ba yëf yi ni këtt ni jonn da nga koy jiitu d'abord pour éviter la rumeur parce que bu rumeur bi installé woo fu nekk dafay am centre source d'information yu fa nit di jëlee ku nekk wax nii lay demee naa lay demee ça devient une belle cacophonie. loolu autorités yi ñoo ko war a def. mais autorités yi ñoo ko war a def. mais wax par rapport aux responsables. mais bu ñu xoolee actuellement Sénégal médias yi y a une pluralité. internet bi mu ngi jouer rôle am à tous les niveaux da ngay toog léegi gis ñu posté benn information fan la ko boroom jëlee boo gëstoo nulle part source bi mu war a jële ji boobu information pour joxe ko jëlewu ko fa mais dégg naa rek la def. Papis. waaw dama ñëwaat si li toujours dans le même sillage li Pape di wax par rapport aux responsabilités di wax ne par exemple bu ñu taxawee ci kaw Sénégal am na alerte bi am na mise en place d'un dispositif et principalement par exemple à l'aéroport et c'est à l'aéroport que les choses se sont passées foofu la tubaab bi ko dugal fii jaar man foofu laa bëggoon nga ñëwaat nga defal ñu analyse à ce niveau xam nga dama la wax sànq ni la ci ni feebar bi manifesté woo man su fekkee ni sama organisme résister naa ko au-delà plus que d'habitude maanaam 14 jours plus que d'habitude kooku mënoo loo ñëw jël sama température à l'aéroport wala nga def leneen ba mu feeñ ci. mais est-ce que tamit parce que yeneen réew yëpp loolu la ñu def mooy à chaque fois que nit jóge ci dëkk boo xamante dañ ko suspecté. bu ñëwee suivi dañ koy mais kooku ci système bi la bi ñuy tëral. suñ système c'est-à-dire ñun li ñu war a def mooy cibler d'abord ce qu'on appelle le zoning des zones. zone boo xam ni dafa am foyer. dafay nekk priorité pour ñun à l'aéroport ñu renforcer dispositif bi donc tous les vols venant de pays boo xam ni dañu xam ni am na fa a fortiori mu jóge ci départ ci aéroport boo xam ni gox boobu mu nekk foyer bi dafa ne su ñëwee fii war nañ woo jël autant de mesures def une surveillance beaucoup plus sévère ci ñoo ñuy wàcc que bu fekkee ni vol bi dafa jóge ci beneen dëkk boo xam ni dégguñu ko fa. bien évidemment il faut que surveillance bi valable ci ñëpp. mais encore plus bu fekkee ni vol bi dafa jóge ci dëkk boo xam ni gis nañ ni feebar bi déjà nuyoon na fa gox ba passager bi jóge am na fa bu ñëwee fii dañu war immédiatement mettre ko en quarantaine pour observation.